ta'ala et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure. Toute personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان mbokk yi seen xarit mooy dellu si waat encore une fois si seen permission di waxtaan ak yéen si suñu rappelu aljuma mubarak. Allah azza wa jal bind doomu aadama kenn xamul ni mu ko bindee bind si moom mu war a juddu war a dee te ñu ni déegi la njëkk a bind ba pare teg ko ci àdduna ni ko demal jaamu ma defal la ay épreuve nga dox sa mission bu ma la soxlaa mu sopp ma xëccaat la ci man nga rendre compte mais ci doomu aadama nag mu defal ko ñetti corps benn corps bi di le corps matériel muy suñu yaram bi defal ñu ruu mu mën a war a cohabiter ak yaram wi waaye nag mu indi aussi nafs bi muy l'âme mu war a nag sceller le compagnonnage entre les deux waaye nag ci biir dafa dugal la conscience dafa le cerveau jox ko ay ordre ni ko yow le cerveau defal naa la délégation de pouvoir yi defal ma tout le corps tous les membres cër yépp yow yaa leen yilif yaa leen di jox ordre nag ba pare nag def ci moom lu kéemaane mu mën a capter toutes les informations du corps lépp lu xew ci yaram bi moom da koy xam le cerveau parce que y a des capteurs partout muy jot ay informations moom cerveau bi muy yuur gi su jotee toutes les informations à chaque fois dina ko analyser xoolaat ko ci ay laps de temps bu gaaw a xam lu nekk lu mu ci war a def joxe ay ordre cër yi mën a marcher nit ki mën a fonctionner lu manqué mu joxe des ordres lu manqué mu seeti ko fële et cetera ba nit ki mën a dund bu mucc ay nit ki su feebaree cerveau bi am na la capacité de tout faire pour mën a régler ce problème là ba muy tële toujours sous le contrôle de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala xamal na ko benn affaire boo xam ni ñun daf ñu te nit ki su tolloo foo xam ni nafs bi muy laam dem na ba mënatul ba nga xam ni cerveau bi comprendre na ni laam moo rek moo fi sës bu boobaa Allah subhanahu wa ta'ala jox na ko benn maqaamu boo xam ni ki nga xam ni moo war a dem léegi dina ko conscientiser préparer ko à la mort psychologiquement bala muy dem ak mort bu mu mën a am nag lu mu gën a gaaw dina ko conscientiser pour comprendre ni c'est terminé qui doit partir te loolu lépp c'est toujours sous le contrôle de Dieu yàlla mooy contrôler loolu lépp parce que cër yeeg lépp dañu nekk di nangu lépp li yàlla di leen di digal dañ koy def à la lettre ba problème du am. Le cerveau, même le cœur, s'il doit s'arrêter, il attend toujours
toujours les ordres du cerveau qui moom day ko day yàlla may na ko ba mu mën a xam fi nga xam ni fii dara desatu fi dit au cœur il faut s'arrêter maintenant, c'est terminé et le cœur s'arrêtera forcément. léegi nag loolu lépp nekk loo xam ni c'est très compliqué et complexe. nit nan la mën a xoolee sa moroomu nit nga xool ko mu feebar nga ni ko yow yaa ma liggéey wala yow yaa ma def affaire u dëm. ça c'est très grave. nit yow xamuloo yàlla fi muy bindee nit ki moom moo ko xam ni mu ko bindee moom moo xam nan la bindee ruu moom moo ko xam dee moom moo ko xam nan la ñuy deewee moom moo ko xam. yow sa moroomu doomu aadama leer na ma ni musu fekke woo fu mu toogee naan diw defal ma loo xam ne kii day dee wala kii day feebar wala kii wala moom day def affaire u dëm kenn ku mënul comprendre lan mooy affaire u dëm nga taxaw di ci nga ne yow jullit nga ne yow catholique nga ne yow juif nga da nga gëm yàlla nga taxaw naan kii moom moo tax mu feebar kii moom moo tax mu dee te dee c'est l'apanage de Dieu amul keneen comme si boole feebar taxul dee parce que nit feebar na 2 fois plus que keneen si même maladie bi keneen koo xam ni mais bala muy egg foofu yàlla jël na lu am na ñuy accidenté si avion. Ils subissent le même choc que les autres. Les autres, ils meurent. Il y en a des. Mais pourtant, lui, il a reçu le même choc. Mais il ne meurt pas. Parce que heure bi faut mu jot te yàlla moo xam heure bi kañ la du doomu aadama. Même bu fekkee ni nit ki feebar na ba nafs bi corrompu ba mu nekk dans un coma très très profond ba nga xam ni docteur yi ñëw nañu xool ni kii cliniquement dem na mais mu soob yàlla jox ordre l'esprit mun maanaam roogi ni ko yow jotagul dellul fa nga jógee mu ñëwaat duggaat si yaram bi waa ji ximmili ko biru yàlla la kan moo si mën dara moment bi muy génnee nit ñi wër nañ ko muy génn duñu gis fu muy génnee muy dugaat duñu gis fu muy génn dugaate loolu biru yàlla la nan ko leneen ko bàyyi ak yàlla du doomu aadama moom moo koy sabab kon nag nañ leen respecter Allah subhanahu wa taala bañ ko di parce que loolu forme bokkaale la parce que yaa ngi jox nit benn maxaama boo xam ne moom amu ko muy rey nit wala feebar loolu nit wala dara yàlla mooy feebar nit yàlla mooy joxe des ordres jox ko bactéries jox ko les microbes jox ko les virus ni leen dem leen ngeen dugg fële ngeen feebar ko mooy toog ba mu neex ko mu ni un des reins bul liggéeyati pare nga wala mu ni le foie arrête mais toujours sous le contrôle du cerveau bi nga xam daf ko jox délégué de pouvoir loolu mbiru yàlla la ce merveilleux organe là qu'est le cerveau kon nag na leen sargal yàlla kontaan si yàlla bëgg yàlla soo koy ragal na soo buggee kenn li nga bëgg forcément doo bugg mu mer te buñ ko buggee Allah subhanahu wa taala du ñu def dara lu tax mu ñuy mere waaye nag suñu nanu moytu tooñ bu fekkee ne dañ tooñ suñu morom te teguñu ko fenn kooku yàlla danaan la demal mu baal la su la baalul mais su la baalul yàlla du la ko baal te di nga tooñ nit dem ba bëgg ko gisaat pour baalu ko doo ko mën a gisaat fekk c'est trop tard kon nag nan leen def attention
alalu àdduna bu mu tax ñuy jiin nit yaa rey diw yaa feebar diw yaa def lii te leer na la ni yow mosoo dem fenn ba fekk ko muy wax loolu wala muy jéem loolu c'est vrai nee na mu am na ñu koy def waaye man de mosuma si teg sama bët waaye nag bu fekkee ne am na ñu koy def nag di jéem a dem si kenn pour faagaagal nit doomu aadama comme yow loolu nag képp ku koy def yàlla dina la dóor dóor yu metti tu seras puni dans le feu de l'enfer bu boobaa di nga xam ni yàlla benn buur la te def lu bon baaxul na leen ko moytu tey nag damay jagleel suma rappel du vendredi bi un être qui m'est très cher qui nous est très cher Adama Tall Maris sama voisin la ñoo nekk mu nekk góor gu baax ma xam ne ku xawta moom vraiment ku baax si ñaan gi ñëwoon naa fa waxtaan ak moom bu ne ma am nga goro am ngeen goro mais kii sama xarit la ku baax la présenté ma ko xam naa ne xaw na ko fàtte fële si parcelle mais daal xam naa ne yëfi daal pour mu abrégé sama ñàkk mun wax ni sant yàlla julliwaat si yonent bi nga xam ne ni lépp sotti na xale bu nga xam ne moo jël soxna si Pape Djibi également mun naa wax ci moom lu bëri sax mais googu bi du waxee si papam rek wa ngeen xam ne xale bu ñu yar la bu ñu éduqué la bu xam fu muy teg tànkam la loolu gis na sax mooy ne nañ ñaanal yàlla sëy bi bokk ci sëy yi nga xam ne mu ëpp barke ci sëyu aras également am njaboot goo xam ne njaboot bu diina lay doon yàlla bu yàlla tas yaakaar loolu la amoon lu ma si wax ngeen baal ma ko. suñu mag suñu xarit suñu àndandoo bëggoon gendarme mais surtout bëggoon famille am bu baax a baax a baax a baax bëggoon famille jabaram bëgg waa gendarme te nekkoon ku jullite koo xam ni ku mënoon a dimbale nit la ku mënoon a wax lu baax la te wax ji bariwul woon te daana jëf lu bare kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko yóbbu ko aljana firdaws fay ko xolam bu leeram boobu maa ngi profito si instant bi di vraiment présenter toutes mes condoléances à sa famille, la famille Tall, la famille Cissé, mais aussi la famille Fam famille boobu nga xam ni fa la amee soxna maa ngi présenter toutes mes sincères condoléances ki jabaram soxnaam soosu nga xam ni soxnaam su tedd soosu nga xam ni mooy Dior Fam nga xam ni ñoom ñaar dañu àndoon si ngor ñu bëggante woon bu baax a baax ku nekk di jàppale sa moroom Dior Fam si kattanu yàlla sëy fa sëy bu rafet ba nga xam ni yàlla def na li ko neex Dior Fam maa ngi lay présenter toutes mes condoléances di la wax nga muñ parce que épreuve Allah subhanahu wa ta'ala ku mu bëgg rek lay tegal ay épreuve mais après la pluie c'est le bon temps le beau temps va arriver si kattanu yàlla te sa rangooñ yooyu incha allah ñu ngi lay ñaanal sa doom jooju ñëw fompale sa rangooñ yàlla def ko lu mu gën a gaawee incha allah parce que tu le mérites tu as tout fait pour que seen diggante nekk diggante bu mucc ayib si li la neex ak si li la naqari maa ngi lay wax ni nga muñ maa ngi ñaan yàlla aussi mu may ñu une jeunesse saine travailleuse une jeunesse vraiment
boo xam ne dina baax ba mucc ay ba ñu mën a yaakaar suba am bien entendu un Sénégal prospère, un Sénégal en développement, un Sénégal développé en essor. maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen wax ni ba beneen yoon jërëjëf. Et redoutez sa colère et son châtiment douloureux. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé une demeure dans la personne qui se sera enorgueillie et qui se sera entêtée dans le faux, qui aura contredit les prophètes et envoyés d'Allah azza wa jal.